lii di waaj a génn. waaw Pape jërëjëf comme ni ko may waxee rek xam nga damay wax te Youssou Ndour macha allah Sénégal mënta ñàkk lu mënta ñàkk nag faaw mu am donc je pense que même bu fekkee ni jël na recul parce que je pense que recul bi sax li ko gën a indi moom mooy xam na li nga xam ne mooy responsabilité yi nga xam ne ñoo nekk ci ay ndoddam ba bi nga xamee ni Covid bi egsi na coronavirus bi egsi na c'est l'une des premières personnes yi nga xam ne moo taxawaayu xeex ko ba génne fi ay concept et tout ça ci biir loolu responsabilité bi mu njëkk a jël moom mooy bañ a nekkati sur scène en tout cas di dajale ay nit pour tëggal leen muy fii ak muy ailleurs te ku xam Youssou Ndour xam ni macha allah en dehors carrière am fii li nga xam ni moom mooy carrière internationale am ni mu macha allah fu bëree ay programme bëri ay manque à gagner yoo xam ne mun nañ ko xayma ci alal ju bëri parce que artiste bu toll ni Youssou Ndour bu toogee 2 ans joué wul foo mu yëg ko parce que effectivement prestation yi muy def Mbaye Dièye xam na ci dara sur l'international loolu yëpp ndax bëgg sa réew ndax conscient de tes responsabilités nga ne man maay njëkk a taxawaay boobu donc boobu ba léegi gis nañ ni même bi mu méttee il a pris même la peine tëjoog ñoom Mbaye Dièye bii këram pour que sénégalais yi nekk seen kër mu leen di gunge mu nekk concept fii tey donc boobu ba tey mu taxawaay boobu donc seetu ci xaalis seetu ci dara mais dafay seet loo xam ne moom wareefam la mu def ko engagement bi mu am ak peuple sénégalais de façon très raisonnable. donc je pense que te xam nga di nga toll ci benn niveau boo xam ne lépp lu ñëw rek dafay mel ni tey yow daf lay alerter dama koy wax tout le temps même boo jëlee TFM des fois dara macha allah événement bu ñëw dafay mel ni ñun la njëkk a concerné duñ ci xaar état duñ ci xaar keneen événement bu mu mënti nekk dañ ci bay suñu waar bu mu te loolu moom mooy tax ñu tuddee ñu chef du Sénégal donc mu nekk décision bu mu jëloon affaire bi yàgg nag yàgg def nañ ci fii tey et tout ça mais moom laay wax ni Youssou Ndour au bout de 2 ans mënta ñàkk dafa bokk ci li nga xam ne mooy suñu quotidien bi mu nee dafay toog liggéey ma gis que ni en réalité saa yu ma demee këram des fois mu tegal ma benn affaire ne ma maa ngi liggéey kii maa ngi liggéey kii te liggéey bi du yemul ci moom rek am na nit yoo xam ne même sur internet lay liggéey ak ñoom ñu ay compositeur am na benn xale bu xarañ bu tudd Balla Jabaate bu nekk doomu Toumani Jabaate ñëw na fi liggéey na liggéey bu am solo frère Sidiki Jabaate donc def na ci liggéey bu kii parce que ñaari famille yooyu am na daal link bu am solo bu ci am donc vraiment moom ñëw na fi yàgg nañu liggéey donc bi ma déggee ay quelques idées ma ko xam nga rek ma wañ loo xam ne ko nag saa yi moom il faut ñu dem studio parce que morceaux yi bëri nañu macha allah bëri boo xam ne il faut ñu commencer ko génne donc on est parvenu quand même dem studio woo Super Étoile woo ku mel ni Ibou Ndour mu def ci aussi liggéey bu am solo moom xale la mais je pense que loolu leadership daf c'est inné parce que te loolu da nga koy sant yàlla léegi naa for naa ci weeru béy sax Youssou naan l'union fait la force je pense que énergie yooyu yëpp suñ leen boolee moom mooy indi résultat yi def je pense que nit ñi c'est pas parce que dañu bokk rek mais nit ñi li ëpp solo je pense que sa micro bi dafay kii ma jëlaat bi waaw donc yéen a ngi may dégg waaw donc nit ñi mën nañu bokk ndey ak baay mën nañuy nekk ay cousine wala dara mais li ëpp solo mooy ku nekk rek ci fànn bi ngay liggéey nga am compétence boo xam ne mooy waral yow sa liggéey nga matale ko parce que aussi nit ñi comme ni ko Mamadou Mbaye Gar mi waxee kenn moomu leen fi nekk aussi naan damaa bokk ak diw te amuloo benn compétence amoo benn talent du yëfu yaa ma neex waaw du yëfu yaa ma neex te je pense que tout le monde tous ces gens là ont eu à faire leur preuve donc ku mel ni Mbaye Dièye Faye bu toogee fii mën na ko firnde donc vraiment album bu am solo ay morceaux yu am solo donc ñu génne benn single macha allah ñu koy sant yàlla en 2 jours mu def ay stats yu am solo yoo xam ne même ñun 2 jours en quelques heures 22 heures voilà 22 heures mais avant minuit voilà affaire bi plafonné waaw loolu moom mbiri yàlla la quoi grand bi moom ñun mën nañu nekk ak moom ci studio bi accompagner ko encadrer ko mais am na loo xam ne yàlla moo ciy teg loxoom te loolu dañ ko koy nangul te loolu vraiment ça va au-delà de ñun suñu compétence donc vraiment mu nekk je pense que ça dina précipiter un peu sorti album bi parce que léegi pression bi ci sama ndodd gi lay ne en tant que producteur parce que nit ñi ngi xaar plus donc Youssou Ndour c'est au-delà de la musique moom laa lay wax nii dafa bokk ci Sénégalais yi donc lu mu woy rek nit ñi dañ koy dégloo ak xol te loolu dafa am solo ak xel donc vraiment mu nekk bu am solo donc ñu commencé promotion bi macha allah def ko aussi nañ ko daan defee parce que damay wax tout le temps que à chaque fois depuis quelques années comme acquis la
des fois Youssou Ndour day génne album rek bàyyi ko noonu muy kii moi j'ai tenu à ce que man sama implication ma teg ko ci règle yi ba pare gàddu ko waaw liggéey day mat waaw gàddu ko dëgg la ndax gàddu ko yenu ko daw ak moom grand bi bu toogee kër ga di kii sax ñu gàddu ko ñun ñi ngi fi mën na noo wax ci place am donc je pense que moom na way li ci des ñu gàddu ko donc vraiment mu nekk donc ñu ngi ciy commencé vraiment gis ay résultats yu am solo au-delà de résultat financier mais satisfaction bi mooy ni ko nit ñi jëlee macha allah ñu adopté ko mu nekk ndéwénal boo xam ne nit ñi vraiment gis nañ ci seen bopp. yan thème la ñuy aborder ci album bi. waaw yii Pape xam nga nag. gars yi bu ñu xamee foo jëm doo egg. waaw mais wax ñu ci tuuti rek par exemple wàññi ko. waaw xam nga wàññi ko. moom laay wax c'est-à-dire que c'est métaphore la. je tiens à préciser ci li ma xam. morceau bi binduñu ko pour. non ay nit wala pour dara wala dara way wu am solo te ku ne fii boo waxalee yàlla rek. xam nga kenn koo xam ne chaque jour nga bëgg ko ne wàññi ko te xamoo noo koy waxee. Pape Sylla. voilà donc léegi boo bëggee wax nit wàññi ko. mën nga ne sa bato gaaw na rek romb. dëgg la de. xam nga waxin la quoi. waxin la boo ne nit sa bato gaaw na sa bato gaaw na foo dégg xam nga yow Pape. ma profité ci parce que lii rek laa am xaaral ma defaraat nii sax. Pape yow li nga war a wax wàññi dafa bëri. Pape jël nga TFM jox ko 50 000 studio yi amul TFM Pape wàññi ko. studio 50 laa nekk jógee ci studio mais Pape bu la ko téléspectateurs yi ku dégg di Pape Cheikh wax maa ngi studio 50 ak 40 woo ko ne ko Pape wàññi ko. studio 1 laa nekk 2 ci kanam dinañu fa ànd ak Assane Ndiaye mu woowee la. waaw 2 garaawul 2 kañ ba 3 ba 4. waaw mais boo demee 10 ñu commencé. ay 20 yooyu quoi ay 20 ñu commencé ne wàññi ko donc vraiment c'est métaphore la. ok am na comédie. mais aussi am na ñu bëri ñoo xam ne peut-être bu ñu toogee seen kër wéet dinañ ne man de. am na yu may wax te wóor na ma ni nit ñi ruus nañ ma ne li ngay wax du dëgg war naa ko wàññi donc du way bu reetaan lu la mais am na am na sens am na importance am na ay jàngat yu ñu ci war a am donc bii moom mooy teeñ bi je pèse mes mots mooy teeñ bi waa teeñ bi yen bi ñëwagul jegeegul sax ok waaw kooku moom maa la ko wax may xam na ci dara waaw mais musicalement tar ok waaw tar na mbalax rek la wala am na yeneen sonorité am na tuuti mais mbalax bee gëpp tar nag bi baax dama ne grand moom xam nga grand bi il est très conservateur non ça c'est trop ça kii xaw nañ ci yokk tuuti kii. mais les gens nit ci dañ koy xaar toujours ci woyu mbëggeel dina am mbëggeel. bu baax Pape loolu dafa mën a ñàkk mbëggeel c'est la vie. ci yëfu Youssou ci yëfu Youssou waaw yooyu tam. et puis génne wàlle ko ak stratégie boo xamante ni nit ci dañu am possibilité am woy yi de façon légale. artistes yàgg nañu yooyu par exemple piraterie sànq ba tey maa ngi koy wax mais actuellement ku toog ci sa télé code QR bi affiché wu boo jëlee sa téléphone portable exemple ci application Wave puisque yeneen opérateurs yi itam ñu ngi leen di xaar ku am application Wave boo scanner à partir de sa téléviseur ak sa téléphone portable da ngay réserver te da ngay bokk ci ñi nar a njëkk a am album bi pourquoi ngeen tegaat ay stratégie yoo xamante ni mosuñu ko gis fii Sénégal. waaw mais Pape moom laa lay wax nii comme mooy wax rek nit boo jiitee dara yow da ngay teg ay pas yoo xam ne même ñeneen ñi dañ ci mën a teg. donc Youssou Ndour a toujours été ku innové donc je pense que jamono toll na foo xam ne ku jëlul en compte yeneen forme de vente de musique mooy que bëgguloo musique bi dem ci kanam donc je pense que loolu lu am solo la aujourd'hui lii du jeu c'est pas du jeu concours wala dara nit yi nga xam ne xam nga nit ki bu dee dafa génne album dafa génne benn morceau en quelques heures en 24 heures mu am 400 000 vues te du clip audio rek la ça veut tout dire mais nit ki loo ko bëgg Pape loo ko fan Pape te li mu lay bëggal tëj ci ay nit pendant des mois ñuy liggéey ñu leen di fay di kii te yow sa dërëm mënul jóge ci sa poche dem ci moom bëggoo ko su ñu bëggee musique bi continuer bu ñu bëggee ñu mel ni Youssou Ndour ak ñeneen ci ginnaaw ñu continuer nit ñi dañu war a conscient que ñoom ñoo mën a jàppale artistes yi et artistes yi xam nga jàppale bi lan la jàppale bi mooy que yow nga sa conscience sa bopp nga ne Youssou Ndour mi de yéene naa ko sama 2000 francs koo yéenewul Youssou Ndour 2000 francs koo ko yéene xam nga waa ji way ba baat bi dagg jox la ay morceau nga fecc ba kii di ko déglu di ci bëggee te mënoo jël 10 000 francs jox ko ba nga romb benn booy fële wala kii yónnee ma ko mu yónnee la ko nga jël ko def ko si sa kii donc je pense que j'interpelle un peu les Sénégalais aussi que seen artistes yi état d'esprit la te tubaab bi état d'esprit la ñuy rawee ñoom dañuy bëgg nit xam ni nit bi su ma ko jàppale day gën a dem ci kanam parce que tam quand même quoi qu'on puisse dire tout coûte de l'argent lépp a cher xam nga donc je pense que loolu interpellation la donc ñu am opportunité internet ñëw ñu am nu mu tudd money transfert ñëw
jënd ak jaay am nga mën a yónnee xaalis mën a jënd ci internet mën a jënd ci Wave mën a jënd ci Orange Money mën a jënd ci Free Money mën a jënd ci yeneen opérateurs yëpp donc Wave la gars yi commencé mais je pense que aujourd'hui Pape Cissé bi nga xam ne moom moo effectivement moo indi idée boobu parce que du sama idée moom moo porté projet boobu nee na ma mi ngi en discussion ak yeneen opérateurs yi pour que aussi la musique se vende d'une façon pas physique c'est-à-dire que du CD bi nga dem jëndi mais nga am ko léegi bokk ci ñi koy am en toute sécurité am qualité bu baax ba pare yokk ci li nga xam ne mooy développer sa culture dëkk je pense que wax fa dëgg yàlla loolu pas bu baax la donc yomb na ñi jàng ak ñi jàngul yépp du ma dugg ci détail parce que loolu di nga ko mën yow moom di nga yokk après ma wàññi tuuti waaw di nga koy waxee kay rek nga xam donc vraiment mooy loolu quoi donc pour ne pas monopoliser la parole foofu daal côté technologie aussi dañu dem vers la technologie parce que fu mu nekk nii ku bëgg a def dara ci àddina bi te jëloo technologie nga teg ko sa kanam da ngay nax sa bopp. Voilà donc je rappelle encore bu ngeen amee application bi di Wave en attendant yeneen service de transfert yi mën ngeen a utiliser code QR bi nga xamante ni moo nekk ci application bi waaw même ñu nekk bitim réew waaw fu ngeen mën si nekk bu code QR code bi affiché woo ci écran bi rek puisque vous nous regardez partout ci àdduna bi di ngeen mën a scanner QR code bi et puis ngeen bokk ci ñi njëkk a am album bi donc bu ngeen ko scanner réservation lay doon pour prochain album Youssou Ndour est-ce que ça veut dire que pause bi da koo arrêté wala dafay génne album bi noonu rek continuer pause am. xam na nag kilifa moom paaka moom kenn du ko jiitu ci mbaram ñun musique la ñu waxante studio décision bi muy jël moom laa lay wax pour retourner sur scène non seulement moom la concerné mais Sénégal yi la concerné foofu laay waxee c'est-à-dire que Youssou Ndour décision bu mu nar a jël il y a 2 semaines dafa waroon dem France defi benn émission télé lañ ko wax ba à 2 jours il s'est rendu compte que y avait un public ci biir affaire bi mu woo ka manager bi foofu ne ko dematuma il n'est pas parti donc moom laay wax ni dépendrul si moom ki sénégalais yi ak seen wér-gu-yaram ak responsabilité loolu la dépend donc pour le moment man yoruma maxaa ma ne Youssou Ndour dee deddu si scène nii incha allah dina ñëw mais mënu ma la wax kañ li am solo daal mooy dañ leen jàmb ay son moom ba ngeen miir. léegi album bi kañ lay génne exactement. Pape loolu xam nga fu mu nekk moom laay wax ni man dama jëloon temps mais pression bi dafa nekk ak single bi ba nga xam ne lu ñu naan yàpp xaj bu seddee soof waaw donc je pense que damay accélérer am na yeneen bagage yu ñëw du yàgg parce que single yi jeexagul de. Non Pape am na yeneen kii am na yeneen bagage du yàgg trop parce que affaire de balaa muy kii ñu dàbbali waaw donc sama yaram dafa tàng xamoo ci dara sax mais yàlla baax na Mbaye Dieye yow itam il faut nga sànni ci ay kàddu parce que fanaan génn studio ba tey da ngay xëy soxla buuba doo ko jot après midi bi boo ko jotee mu ne ma ñu ngi woon studio ñu ngi doon liggéey ba 5 heures du matin liggéey nañu ba 6 heures du matin liggéey nañu ba 8 heures du matin yéen ñëpp ngeen àndandoo indil sénégalais yi loo xamante ni c'est comme si nga la génn ñëpp bég bu album génnee fu ñu jëm. jërëjëf Pape kontaan naa encore ci buuba ci ni mu ko tojee leeral ko ci bopp nit ñi loolu daf may neex lool mais c'est normal day am keppaat goo xam ne boo fa màggee dara waratu la faqatal et puis waratoo wax loo xam ne nit ñi day def desee leer ci ñoom mais de passage sànq bi may wax pour dafa am fu may ñëw rek parce que benn équipe la boo xam ni ñoom dañuy yaatal rek parce que boo xoolee plateau bi tey benn xale boo xam ne waroon naa ko cité muy Jëri Ngoone production Maam Cheikh Mbaye boo xoolee tey ay artistes am bari nañ fi te pourtant ñi ngi promouvoir benn album donc lii mooy wane ni yaatal dafa baax ci le dafa am solo et Baye Cheikh am na fu buuba laal sànq parce que dem na ba ni boo ne Youssou Ndour mi war naa koo jox sama 2000 francs pour jàppale ko pour mu gën a jëm ci kanam kooku ngay jàppale pour mu jëm ci kanam bu jëmee ci kanam ñeneen jëm ci kanam donc loolu moo war a tax parce que single gëj na génn album loolu mooy li nga xam ni moom moo fi amoon di jaay album génn album gars yi di xaar album nga jox leen benn single ñu ñam ko mu saf ku ne toog di xaar et li mu la wax dëgg la Baye Cheikh laaj nga ko sànq ne ko ndax am na mbëggeel dama ragal gars yi tëdd ci suuf daanu ñay waaw nga laaj ko ci mbalax mi mu ne la bu tar dëgg wax na dëgg bu tar la je touche encore du bois c'est Youssou Ndour et le Super Étoile li xam nga ki ko
commencé ba muy am lii ci ay at dem ba 50 ans affaire bi gën a dëgër mooy lay wan ni am na liggéey bi fu mu war a tegu et sànq wax na sa bateau dafa gaaw secteur boo dem rek benn wàññikoo nga fa ah oui am na borom bateau bu gaaw waaw am na borom bateau bu gaaw yaa ngi dégg parce que waa ji nee na batoom moom la daan loué waa Nations Unies boo déggee maa ngi ko naan yàq ah géwél yi itam géwél yi joxoo géwél yi bëri na ci ñu seen bateau gaaw trop dinañ jàkkaarloo yow wax la sa maam loo xam ne sa maam defu ko booba reste tranquille koo leen fi waxati booba laisse nous tranquille maamam loo xam ne dinaa joxoonu xar bëgg a ci géwél du la bay sax nga jàll waaw mais génnal ci ñun yow daal waxal sa affaire album te génn ci yow amoo chance parce que da nga dend ak benn trio Pape Seck la Garmi jàkkaarloo moom ko may dara xamul ni ñun dañoo indiwaat Ali Bata Mbuub Mansour Mbaye waaw ñun ñooñu la ñu indiwaat Assane moo doxee ko ma njàngaat waaw ñooñu moom la ñu dellu si donc loolu muy wax ñooñu seen bateau dafa yab xam nga ki xamul maamam nga ñëw di ko wax ay maamam dëgg la kooku dafa war saa yu ne mu ñëw ne la gërëm naa la sant la bateau bu gaaw waaw bokkul ak bateau bu gaaw yaa ngi dégg et donc ma Pape ma ni secteur boo dem benn bateau nga fa comme li Bouba wax xëy na da nga ko dul mën a wax ne ko li ngay wax ëpp na boo déggee ci wayu maa ngi naan fit wee rëy dafa ñebe fit wi am na sax lu ma ci dolli woon waaye dañ ma téye ne ma non non loolu da nga koy gàtt waaye da ngay fital Youssou waaw waaw bu Youssou waxee lu rëy ma ñëw dàppali ma ñëw rek kaane waaw yaa ngi dégg mais loolu dana ñëw buñ koy def ci laay feeg yooyu donc xam naa ni daal gars yi kenn ku ci nekk bon nit ñëpp am na nit dina wax naka su dul noonu mënoo jàkkaarloog moom ne ko kii mais boo ko xoolee ne ko ëpp na wala wàññi ko yaa ngi dégg wala 10 na xam nga ku ne def na 300 kilos ba pare ñu daal di wax mu daal di ne roi des arènes benn loxo laa ko yëkkatee teg ko si suuf ne ko Japon laa ko jànge waaw jàngal ma jox la yeneen teg clé te mësul dugg avion dem Japon gis Obama naan maa ko gis muy doxantu yaa ngi dégg ma ni ko sa way yaa ngi dégg dem naa ba mu ne sax ba mu yàgg ma ni teema ko ne sa way yaa ak mën a mais ñu ne yooyu yëpp dañ koy deñ mais daal encore une fois may féliciter Bouba parce que gëj na produire et production bi wax fa dëgg yàlla Super Étoile liggéey nañ ci liggéey bu rafet mais comme d'habitude waa ji way ci wayu rafet suñu rakk yooyu Ibou Ndour comme Balla Diabaté le frère de Sidiki Diabaté nga xam ni papaam mën naa ne sax ñoo commencé doo xaritu Youssou waaye même famille la mais li ma lay wax daal moom mooy borom bateau yu gaaw yi man dinaa leen wutal koo xam ne moom moo leen di coacher pour ñuy taxaw bateau bi ralenti woy te kooku nag maa ngi koy wutee Gambie muy Abbas Diadio moo leen di téye bu nee bërët rek mu téye leen waaw tu vois xam nga Baye Cheikh wax bi blessé wul kenn déedéet te jàngaleen c'est important boo déggee li mu wax loolu moo lay wan ne yedd na la ci biir revenir la tegaat la ci raay bi te dara yàqu dëgg la te loolu soo ko waxee sa xarit mu bëgg a jaar jàll nga ne ko ralentir wàññi ko dafay dana comprendre te dëgg te doo ko gaañ te doo ko gaañ te dina tax itam ku dawoon lu bari nga ne nga xool rétroviseur naa li may daw bari ne wala nga xool contrôle ni li may daw bari naa ko wàññi xaaral ba wàññi c'est important et puis dafa am na tamit bon ci mbalag ak yëpp noo koy waxee na ko joo doo gaañ nit wàññi ko nag c'est important da lay xoolaat foofu c'est important waaye di wax ne nag Baye Cheikh ki nga xam ne moo def lii dafa bëgg réew ci nit balaa bëgg réewam du seet lu ko réewam dafa day seet lan la defar réew dama am benn slogan boo xam ne dama koy faral di ko wax ba ñu bari roy ko mooy loo jëlee ci bitim réew mi ci réew mi nga ko indi dëgg la waaye loo jëlee ci réew mi da nga ko delloo ci réew mi dëgg la te Baye Cheikh koo xam ne kii bu la bégalee nga am ci contentement mu am Sénégalais yu bari yoo xam ne dañ ciy jariñu te loolu ñu ciy jariñu ju génn réew mi déedéet kooku dëgg-dëgg nga def te dara wàññiwul dara kon man dama la ci dolli loo am ci réew mi ci réew mi nga ko ci réew mi la ko bàyyi lu mu jëlee ci bitim réew da koo def ci réew mi ba pare mais lu mu jëlee ci réew mi da koo delloo ci réew mi loolu moo lay wan ne tey Baye Cheikh album bii jóg album la boo xam ne bile dafa yokk lu baree bari ba pare day jariñi ba pare jàngale ba pare ralentir loolu la tegaat la ci raay bi
album bi de lii rek lay indi yàqul dara bàyyi sax. album bi léegi mu génn de toute façon wàññi ko moom hymne la comme disait Johnson Mbengue ñu ngi koy nuyu waxuma la hymne rek mais bokk na ci tendance yi gën a kawe actuellement un peu partout à travers àddina parce que du Sénégal kese la ñuy consommer Youssou Ndour bi single bi génnee ak léegi bu dee génn nag ma fàttaliwaat leen ko yéen ñi ci bëgg njëkk a am mën ngeen a réserver dès à présent grâce ak code QR bi nga xamee ni mu ngi affiché ci écran bi et que mën ngeen ko am par exemple ci seen application Wave ñu féliciter encore Super Étoile et puis clip loo xamante ni war na ci génn di ngeen ko am en exclusivité ci télévision Futur Média ak it ci rajo Futur Média puisque woy bi mu ngi fay jàll en boucle sénégalais yëpp gis ci seen bopp ba mu nekk hymne ñu ciy féliciter encore Bouba Ndour doo ñëw nag ba dem te doo wax tuuti ci programme yu télévision Futur Média c'est vrai que depuis koor gi ñëpp a ngi koy laaj de voilà dañuy wàññi émission yu bëri par rapport ak Coupe d'Europe bi nga xamee ni bi mu jeexee ak léegi yàggul télévision Futur Média bokkoon ci rare télévision africaine waxuma sénégalaise de rare télévision africaine bu amoon possibilité wane championnat bu toll noonu ñu jëm nag ci yeneen i mbir yoo xamante ni man xam naa ni yéen a ngi ci liggéey waaye baax na itam yow Bouba en tant que directeur programme bu télévision Futur Média nga dalal xelu sénégalais yi parce que je dis souvent que télévision privée la ñu waaye dañoo am mission wu service public. waaw Pape jërëjëf donc pour wax c'est vrai que depuis mois de Ramadan bi on avait un peu levé le pied pour permettre aussi à nit ñi ñu xaw a réfléchir xool ci grille des programmes bu bees bi donc incha allah dès que tabaski bi passé à partir de la semaine prochaine yow mi xam nga ni am nga émission bu am maanaa bu tudd Midi Plus boo xam ne dañ ko lancé incha allah gis nga ni yow xam nga programme yu bees yi nekk ci grille bi am na ku mel ni Sara Cissé dellu si na ci télé bi aussi le temps Léa Ndiaye di ñëw ak ñeneen ak ñeneen donc daal pour wan sénégalais que ni bu tabaski bi passé moom grille des programmes bu TFM moom dana yëngu. bu bees carrément waaw bu bees carrément saison bu bees ñu entamé waat encore waaw moom la ñuy entamé vraiment indi ay innovation yu am solo. je pense que incha allah les téléspectateurs yi nga xam ne ñoo taamu télé bi. groupe bi def ko groupe leader. ils seront pas dessus comme d'habitude. xam nga fii moom mooy loolu dañuy liggéey rek. te yàlla xam na ko liggéey kese. et puis on s'est entouré de gens yu am talent. yu professionnel yu mel ni yéen. macha allah ak ñeneen ak ñeneen. donc vraiment mu nekk kër gu am solo pour sénégalais yi donc incha allah ñun li tax sénégalais yi def ñu jiitu. leader loolu duñ ko fàtte mukk te si la ñuy nekk guddeeg bëccëg. donc nag yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ko. amiin ak tal encore une fois di wax que ni clip bi. incha allah xam naa fii ak fin de semaine prochaine. normalement bu wàññi ko bi dina génn. liggéey ngeen ko ba pare. non parce que en fait bëri naa ñoo xam ne dañ may woo ne ma dama bëgg nekk ci clip bi. comédien wu Sénégal yëpp nee nañu bëgg nekk ci clip. mais clip bi pare na. non pareegul. ah pareegul ok ñi ngi koy nekk nii di ko def. d'accord dina ko def mais incha allah du yàgg. mais daal voilà comme li Mbaye Dieye wax am na lu am solo aussi. nit ñi sax c'est pas pour. jàppale artistes yi mais musique aussi ça se paye. comme ni ngay demee jëndi mburu lekk ko jënd crédit composé ko noonu ngay jëndee musique déglu ko. musique aussi œuvre la donc du sax ñaan. mais responsabilité loo jënd loo consommé da nga ko war a jënd. soo ko jëndul leneen la donc vraiment ñu ciy gërëm ñëpp di wax que ni fii aussi télé bi gis nga ni ñun jàll nañu. Assane Ndiaye mi ngi ñëw. gi Salam Diallo ñëw na. Dabasee mooy ngi toog voilà Dabasee ngi toog. xale yaa ngi ci ginnaaw lii mooy miroir du Sénégal donc ñun. dañ ciy profiter rek comme ni si ñeneen di profiter. parce que peut-être année bi benn yoon la ñuy toog. donc te nu ñu naan lu ay di jàmbat. waaw ay di jàmbat waaw waajee ko maa ngi ñëw di. yow la ma jël kii nu mu tudd. ci àddina yàlla tere. c'est codé. c'est codé Mbaye. lu ñu war a encaisser c'est codé ko code bi ci boppam sax duñ la ko mais wax. moom dama fàtte ni. moo ñuy faciliter la tâche. mais dëgg la yenn saa yi géer woo ñu du ñu jot. moo ñuy woo. wallaay Fallu Mbacké transitaire Pape mu ngi lay woo de. xam nga yooyu itam facilité la. kon yow tu nous pousses. ñoom ministre Ndeye Saly à renforcer notre métier. mais Baye Cheikh keroog bi Martin Ndiaye wootee te jotuñu moom la jot. moom la jaar mais dëgg la moom woo sant leen Ndiaye. yow tu encourages ça. xanaa kay dañ ko fàttee kii rek. wallaay en tout cas ñu ngi lay gërëm. mooy loolu. voilà ñu ngi lay gërëm Bouba merci d'être passé. benn seconde rek. waaw may ñaanal Ndeye Soxna Mboub. maa ngi ko bàyyi kër ga. macha waaw allah suñu yaay jooju. macha allah fa la ñu voilà. macha ak pa allah góor gi Iliman Ndour. tey bi ñu xëyee suba ba léegi. macha allah foofu la ñu nekk. di ko ñaanal wér. di ko ñaanal gudd fan. ak wér gu yaram. boo toogee ci wetam nag. même question bi dina la ko poser 10 000 fois mi ngi nii toog. mi ngi noonu toog.
dina la poser même question bi 100 000 fois sa mujj gi ma ne ko yaay question bi léegi nga ma ko posé Youssou finalement chaque minute mu ne ko waa Youssou kii ma ne ko Youssou tam question bi posé nga ko 10 fois donc ñu koy ñaanal wér yàlla na ko fi yàlla bàyyi ko suñu kanam vraiment Baye Cheikh Sénégal yàlla na am jàmm ci yaay yu baax yi ci la bokk mbéjee xam nga ci dara bu baax a baax ci yaay yu gën yi ci la bokk wallaay yaay la joo xam ni deful dara pour boppam déedéet njabootam tamit ku tàbbi ci njaboot gi su dee adopté na la foofu na la soo amee loo xam ne li neex na la wala mu naqari la da koy neex wala mu naqari wallaay ndeysaan ba pare it nag Baye Cheikh mu fonk néegu ndeyam waaw waaw xam nga man ko jege laa mu du bay gane xam naa loolu ñi nga xam ne ñoom la bokkal ndey ak baay daf leen jox cër suy dee déplacé ñoom lay àndal waaw waaw ba pare it nag Baye Cheikh nekk ndey joo xam ne jile soo bëggee Youssou moom bëgg na wallaay kon nu ñaanal ko yàlla yokk jàmm ak suturaam amiin waaye Baye Cheikh l'homme fort bi nag macha allah mooy sunu Baye baax ba Alaaji Ilimaan góor gi Ilimaan Baye Cheikh ci Baye yu am valeur ci la bokk dafa am rigueur Baye Cheikh nit day yar njabootam am rigueur soo bëggee ñu mel ni ñu bëgg a mel da nga leen di fonk yar leen ndeysaan ndax bu ëllëgee bu fri jotee nga mën cee jot moo tax ku am njaboot na nga leen yar Wallaay. bu topp ci li leen neex da nga leen di encadré wax leen ni nii la ak lii te Ilimaan noonu la nekkee ak njaboot Macha Allah. kon moom tam ñu ngi koo ñaanal sunu Baye boobule yàlla na yàlla guddal fanam te sàmm Allahumma amiin. donc ne sama jigéen borom kàlla màkk gi waaw ah kooku Ndey Seynabu kooku ajatu Ndey Safa ak Marwa dafa métti wallaay ndeysaan ba pare laa doon sa gafa turandoo koy Ndey Zeyna. Seynabu wallaay Ajatu Ndey Seynabu. taw bu jigéen baa ngoog nag kooku nag moo fekkee nag bi ma Youssou jël walis ba Mbaye ñu ngi lay gërëm waaw Baye Cheikh waaw ñu am contentement explication bi leer na yow i tamit macha allah comme li ma la koy wax du wëndeelu waaye dinaa la ko duur Pape yow tu es sans façon am maana ragal du ragal ci nit jëflanteeg yow nga arrière déedéet da nga ragal lu ñaaw lu baax rek moo tax dama lay ñaanal jàmm di ko ñaanal Alaaji Mamadou Mbaye sama yaay jooju nga wax kooku nag sunu yaay la ajatu ndey soxna loolu la miin loolu la xam cëri 15 la tàmbalee doom yi dañ daan bàyyi maanaam doomu yeneen ni kër bàyyi seeni kër foofu la ñuy fanaan fa la ñuy yendu fa la ñuy reere fa la ñuy añee ba heure juillet ji jot ñu demati juillet ji le lendemain noonu moo tax doomam mën na bañ a torox waaw mag ñi foofu lan daan te seeni doom pour fu ñu dem du ñu sonn maanaam doomu jàmbur et sunu yaay ji nag noonu la mel ñu koy ñaanal jàmm ñaanal ko Baye Elimane maa ngi naan la rigueur la am Baye Elimane waaw da Baye bu baax la je te dis ah Baye bu baax la liggéey rek la xam Macha Allah. et donc Baye Cheikh ñaanal ñëpp jàmm rek Sénégal am jàmm ñëpp am jàmm ñu moytu waaye nag di ziar nag ñi nga xam ne nag ñoo def lii muy sama goro bi Abou Guèye comme d'habitude Chéri Thiané nga xam ni moom cey Abou Guèye xamatul ni sax waaw moom mooy loolu daal